FM. Midi 5 moo jot ci studio King FM Midi Culture. asalaamaaleykum. Midi Culture. néew Cheikh Béthio Thioune bàyyeekoo na Bordeaux ca France ñu koy xaar kon fii ak benn waxtu di nar ci réewum Sénégal nar ko denc ca armeel bàq ya nekk ca Touba Mbacké fekk booba kon Thione Seck complice am bi ñu duppee Alaay jiite te ñu tuddoon leen ci mbirum faux billet seenu àtte dina leer ni ki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai atum 2019 waxtaan wi Aly Ngouille Ndiaye sumb démb ak waa kujje gi ñenn ci askan wi joxe nañ ci seen xalaat gaal nga suuxoon ca Ziguinchor ba fukk ak ñaari doomu aadama ñàkkoon ca seen bakkan gouvernement ba mujjee na faa yónnee ab délégation ci njiitalu Augustin Tine njaboot ga kon ku nekk jot nga benn million ci xaalisu CFA kàddu Augustin Tine ci biir Midi Culture reportage u koor gi tey ñaari ponk lañ ko jagleele muy woor di li doo nekkoon lu daan am ñu nemmeeku ni kon tàmbali naa naax saay waaye kon jàkk ak jumaa yi ñu gis ni ci njalbeenu ko koor gi day fees baag ci lool li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan buñ ko faram fàccee ba noppi Midi Culture day buur ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Culture kon Serigne Saliou Seck Kati Ndiaye la ci àndal Kati maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokki auditeurs yi internet yi ñuy teewlu. mi ngi noonu kon dañ koy tàmbalee ak génn àdduna ak Cheikh Béthio Thioune taxoon tamit coow tàmbali ca juddu ñu mel ni sax kon néew ba daal nay bàyyeekoo foofee ca Bordeaux tax tamit ñu am suñu benn naataango taskatu xibaar di wuyoo ci tuuru El Hadji Modou Gueye nekk ca Touba Mbacké jamono ji ñu àddoo ngeen di teewlu El Modou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Saliou. mu mel ni kon néew pour Cheikh Béthio Thioune xibaar yi nu mujjee jot bàyyeekoo na ca Bordeaux coow it tàmbali woon cee juddu ñu gis ni kon ca Médinatu Salaam la ñenn ñi waxoon ni fa lañ koy denc waaye ca mujjantal ga foofu noonu ca Touba Mbacké lañ wax ni fa lañ koy denc jamono ji lan mën a jàpp foofee ca Touba. waaw li ñu mën a jàpp daal mooy ci bu wër que Cheikh Béthio Thioune danañu ko denc ci bërëb yi nga xam ne ñoom ñooy bàq ya nekk ci Touba ci ginnaaw bi njaboot gi gisee ak xalifa général des Mourides mu sàkk woon ci ñoom ne li gënoon mooy ñu denc ko ci Touba ndax suñ borom gën dolli yërmande ci moom loolu nag bi mu leen ko waxee andi woon na ay jeexi jaaxa ndax am na ñoo xam ne jàppoon nañ ne Madinatu Salaam gi nga xam ne fa la ko sëñ Saliou digaloon pour mu nekk fa lañ ko war a denc te moom it loolu moo nekkoon bëgg-bëggam waaye ginnaaw bi ñoom nee nañ comme ay murid la dañuy tënku ci ndigal loolu moo tax sànq ni def nañ sax benn tour fële ci bërëb yi nga xam ne moom mooy bàq ya nekk ci penku Touba bi ñu fa demee ñoom confirmé nañ ñu ñi nga xam ne ñoom ñoo yor bërëb bi ne def nañ fa benn commande maanaam wane nañ ne dinañ fa denc si ki nga xam ne moom mooy Cheikh Béthio Thioune ba jox nañ leen numéro jox leen barab ba nga xam ne fa lañ ko war a denc ba xàll nañ ko sax ba pare ba nga xam ne bu ñu ko fa dencee tamit dañuy daal di dellu fi nga xam ne mooy Madinatu Salaam wax nañ ne aussi ci kanam tuuti nii jokkoon nañ ak ñoo xam ne dañu yor ci wàllu sécurité bi ñu ngay def disposition foofa ca barab ya muy police spéciale nga xam ne foofu ci seen zone la bokk ñoom ñooy def jalonnage bi foofu waaye tamit ñooy assurer sécurité bi ndax xam naa ne mbooloo mu bëri moom moo ko nar a teew wax nañ aussi ne néew bi danañu ko andi fii ci jumaa yi Touba ci barab yi nga xam ne fi la ñuy waajalee néew yi waaye comme néew la bu ñu waajalee déjà wala nga xam ne moom mooy ca bitim réew daanaka bu ñëwee rek dañu koy daal di transiter teg ko ci fi nga xam ne la ñuy jullee néew yi jullee ko daal di koy jébbal borom kan moo koy jullee nag loolu xamaguñ ko ndax njabootu Serigne Saliou lay doon ñi ngi ci def ay gëstu ndax xaalis bi ci boppam moom lay doon wala day digal nit ci kilifa njabootu Serigne Touba ñu dem taxawu ko yooyu yëpp xamaguñu ci dara nag quand même lu leer waaye li wër te wër mooy ñoom bu ñu ko dencee ba pare dañuy dellu Madinatu Salaam ndax këram yi ne fii Jannatu Mahwa am na fi 4 kër ci këram gu mag gi ak kër gi nga xam ne moom la dendal nga xam ne foofu lay defee cant gi gisuñu fa daal benn effervescence boo xam ne ay nit wutali nañ foofa kon mu mel ni dëj bi bu ñu fi jógee ñoom dañuy jëlaat autoroute à péage bi daal di dellu ci Madinatu Salaam bu foofa lañ koy dëjale ci la ñuy xamal tamit ban bés lañ koy saraxal waaye daal li ñu mën a jàpp sëñ Saliou mooy Cheikh Béthio Thioune danañu ko denc ci Touba wax nañ ni
diggante 14h jàpp 17h lay doon. jërëjëf El Hadji Modou Gueye kon nekk su naataango taskatu xibaar doon àddoo ko ñun foofee en direct ca Touba Mbacké mu mel ni kon kat yi dafa mel ni mbir mi daanaka leer na. mbir mi leer na kii di njiital cantakoon yi nag dinañ ko daal di denc foofu la ca Touba comme ni ko El Modou Gueye daal di waxee Serigne Khadim Thioune nag nekk doom ci Cheikh Béthio Thioune yëkkati woon na ay kàddu ci l'Observateur di xamle woon ne rek ne dañuy topp ndigal ki nga xamante ni moom moo di xalif général des Mourides ba tax na nag ñu ngi xaarandi néewu Cheikh Béthio foofu la ca Touba. mi ngi noonu kon dafa mel ni sax roppalaan nga yàpp néew pour Cheikh Béthio Thioune bàyyeekoo na léegi ca France rawatina ca Bordeaux ñu may leen ci aslëf. mu nekkoon kon léegi nii ca Bordeaux ba fa roppalaan nga di bàyyee ko utal si réewum Sénégal yàpp néew po Cheikh Béthio Thioune ñu wax ci leneen ak Thione Seck kon ak mbirum phobie bi ñu ko tuddoon. moom nag ak ki nga xamante ne moom la ñu jàpp ne moom moo di complice am di Alay Djité demoon nañ ca kanamu tribunal correctionnel bu Dakar ni ki démb ki di procureur bi nag dafa daal di ñaan ñu daal di teg nag wàllum jëm ci kaso ñaari at ki nga xamante ne moom moo di Thione Seck juróomi atu prison ki nga xamante ni moom moo di Alay Djité ba tax na nag kii di président Maguette Diop dina daal di joxe lii di sentence am ni ki lundi ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru mai 2019. dialogue national di waxtaan wi njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall doon wax mu mel ni kon door nañ ko démb ki ko jiite di jëwrin ji sàlloo kaaraangeeg réew mi di Aly Ngouille Ndiaye. ñii di askan wi di yeewoo fii ci Sénégal nag yëkkati nañu ay kaddu jëmale ko nag ci li nga xamante ni moom moo di dialogue bu ministre de l'intérieur bi doon jiite andi ceeg parti politique yi ñoom ñi leen nag ñi ngi ñaawlu seen jafe-jafe yu nu seetlu ni kenn waxtaanewu ko fa ci dialogue ba waaye nag itam bañ a waxtaan ak ñoom bi nga xamante ne nag ñoom ñi lee daal dinañu ko def ci loolu it lañu woowee ñii di kujje gi ngir ñu gën a xoolaat seen taxawaay ci yeneen daje yi Penda Badji moom moo def reportage. depuis 92 la ñu gëj a am code consensuel la ñu amoon ñëpp d'accord ci benn point mais loolu moom dañ ci war a d'accord parce que kii ñëw di organiser élection day dem keneen day ñëw donc war nañu def comme pays développé yi mooy que ñu am sujet boo xam ne fii ba 100 ans kenn du ko lal donc loolu nag il faut que ñëpp nag ku ci nekk nag bàyyi intérêt personnel yi ñu mën a toog sur table évacuer problème boobu. dialogue bi c'est normal yaakaar naa ne waroon nañ ko njëkk a def sax lu yàgg faa ñuy ak si fii bon yaakaar naa tamit waroon nañ cee boole population bi nga xamante ne moom ëmb lépp parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñoom tamit bon waroon nañ ci cee boole daal et puis dialogue bi tamit warul nekk dialogue boo xam ne c'est unilatéral quoi par exemple boo xamante ne pouvoir bi mooy décider ne lii la ñuy dialoguer quoi yaakaar naa ne tamit dialogue bi ñëpp ñoo ci war a gis seen bopp alors que waroon nañ cee gën a waxtaan loolu leneen loo xam ne bokkut ak élection yi quoi lu mel ni par exemple problème mu njàng mi ak surtout problème mu kii bi santé bi tamit bon ñun suñu mbokk béykat yi tamit war nañ leen a dimbale parce que tamit sonn nañ trop bon yooyu tamit yëpp waroon nañ ko cee dugal quoi. des na waaw man sama gis-gis moom des na moom parce que normalement li ñu waxtaane moom biñ ko waroon yéeg leen ni après askan bi na ko non débb biñ demee lii la ñu wax léegi lii moo ci tukki waaye après ñun moom wax dëgg yàlla moom xamuñu lu ñu mujjee moom xëy na jeudi prochain xëy na ñu gën ñu leeral li ñu waxtaan quoi ñu gën ñu ko leeral ñun tam ñu xam si waxtaan bi ñu gën ñu ko leeral ñun tam loolu lañ bëgg. mu nekkoon kon xalaatum ñenn ci askan wi jëmale ko ci waxtaan wi njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall doon wax ñu doon àddoo kon ci micro trottoir bu Penda Badji defal ñu dañuy wax kon ci wàllum njàng ak njàngale rawatina daara ju kawe jële di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak dëkkuwaayu ndongo ya di kudd ba am nañ njiit lu yees. étudiants yi jamono yi nag danoo yàkkamti gis coppite yi kii di DG bu bees bu kudd nara indi jëm nag ci seen wàllum jafe-jafe yu ci mel ni problème mu joxe néeg bi problème mu restauration maanaam lekk gi Kumba Ba mi daje ak ñoom xamal nañ ko ni ñoom ñi ngi di xaar ki nga xamante ne moom moo di DG bu bees bi ngir mu defaraat université bi ngir étudiants yi mën a nekk ci jàmm rawatina étudiants yi nga xamante ni dëkkuñu fii ci Dakar. kudd am njiit bu yees ndongo yi yeewoo ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ko xaar ngir mu saafara seeni jàngoro yi ci gën a fës nag di séddaleem nekk yi di codification ak kitu wàllum restauration maanaam lekk gi Cheikh Falkan nekk licence 3 SVT ci faculté des sciences. saa yi li ñu xaar si moom mooy que mu ñëw
rétablir affaire yi normes yi lépp tegu si yoon di boo xoolee ni ñuy joxee kii logement yi codification yi règlement bi comme gars yi ni respecté wuñ ko quoi exactement ñi da ngay xool ni comme ñii codifié da ngay dem si boo dem si benn section ñii codifié lim bi tellement dafa restreindre te loolu pour man loolu du yoon daal il va falloir nag ñu yokk kotaay. mu mel ni njàmbatu ndongo yi yëpp niroo dëkkuwaay ak lekkin gi ndax ci koor gi sax dañuy rang ba sonn ngir mën a ndogu Madar Diouf ndongo la ca fac lettres. C'est pas facile parce que ici à l'université il y a beaucoup de problèmes voilà surtout les étudiants mooy par exemple logement yi léegi pour nga am logement problème la comme ñëw na daal na xoolaat bu baax logement yi. donte liggéey bi jëm ci yeesal daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yombul Abdoulaye Sow di ñaax DG bu bees bi mu taxaw ci nu mu gën a gaawee. li ñuy xaar ci moom bëri na mais nag lenn li moom ci côté logement moo gën a am solo parce que les étudiants kii di logement di la manière dont les étudiants vivent côté logement bi ak côté restauration bi parce que restauration bi tamit gis nañ ne am na problème bu baax a baax parce que qualité bi ñuy lekk baaxul ensuite la manière dont ñoom nuñ koy organiser aussi ça reste bon. Université Cheikh Anta Diop am njiit bu yees mu fekk ay jafe-jafe yu bari yi ci gën a fës di wàllum codification ak restauration ndongo yi di ko dalal te di ko ñaan mu baral loxoom ci seen tawat yi. di ko jaajëfal bu baax a baax Kumba Ba doon defal reportage ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Elu Balir dëkk la bu nekk ca Ziguinchor foofee kon ak gaal këpp woon ba lu toll ci fukk ak ñaari doomu aadama ñàkk ca seen bakkan askan waatu doon yëglu ni kon gouvernement ba dañ faa war a teew mu mel ni ca mujjantal ga loolee am na. jot nañu faa dem nag rek ngir daal di joxe seen njaal jëm nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen mbokk ca gaal googule Augustin Tine mi nga xamante ni moom moo yóbbu message wu kii bu chef de l'état bi ko nag ci li nga xamante ni moom moo di njabootu ñuy daal di faatu ca gaal googule mi ngi daal di xamle ni kii di chef de l'état nag mu ngi daal di jàppale bu baax itam di mastawu njaboot googule ba tax na ñoom it ku ci nekk jox nañu leen lu tollook 1 million jëlee ko nag ci li nga xamante ni moom moo di chef de l'état Augustin Tine nag ki nga xamante ni moom moo di Angel Seck nekk suñu correspondant foofu la ca Ziguinchor moo ko tàll suñu micro. mi ngi jaale waa Sénégal yépp rawatina waa Casamance bi mu yéegee mbir mi ci saa si la joxe ndigal ñu oo gouverneur ñu gërëm gouverneur parce que def ci taxaw ba ñu jël heure boo xam ni dina fekk mu yemb ñu mën a ñëw daje ak yéen waxtaan ak yéen saafonte ak yéen ngeen xam ni li leen dal ci njabootu monsieur le président de la république Macky Sall metti na ko ba fu mettit yem doomu Sénégal ba ci juróom-ñett gaañu ci benn fan lu matul sax waxtu loolu metti ñu ngi koy jaale njaboot gi yëpp mais di leen wax ni yàgg nañu ko mbébét ci biir Sénégal nañu fagaru ci lépp lu ñuy def nañuy fagaru ci lépp lu ñuy def donc di leen wax ni tey léegi lii dal na fii ci Enampor dal na mën na dal feneen aussi donc nañu ci jël lu ñuy wax leçon de vie pour ñu fexe mu bañ a amati ci biir Sénégal. mu nekkoon kàdduy ministre Augustin Tine 12h12 ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM ñu ubbi leen kon pàcc bi nu jagleele wàllum ramadan bi di koor gi kon tàmbalee ko wax ci li ñuy wax lido bu njëkkaan nag daan dajale nit ñi ci seen salle wala ci grand place yeeg yeneen ngir rek daal di mën a jouendo waaye jamono yi nag lido bi dañu ko daal di def ab jumtukaay ci téléphone yi ba tax na da ngay toog sa néeg di jouer ak nit ñi ne bitim réew wala sax fépp ci àddina bi jaaykatu lido yi nag ñoom ñi leen nag ñi nga xam ne gisatuñu client yu bëri ndax jeu bi nekk ci portable yi doon na lu leen gënalul reportage bi nag Fatou Sow mënu ko defal. lido jeu buñ daan xàññee bu baax ci jamonoy koor nit yi daan dajaloo ci benn bërëb daan ko def jamono yi mu doon luñ xàññeetul ndax application lido yu yees yi. jël suñu portable di lido jël suñu temps lido loolu daal man laa ji gis soo xam ne portable dafa am lido léegi moo gën a sax efficace parce que da nga koy télécharger rek di ci lido portable bi ba moo gën a yomb quoi pour man ba ma gën a neex man bee sax mënu ma ko mais bii moom mun naa ci trop application la. jot bu ñuy toogee ci grand place yi di lido lañ amatul looloo waral ñu télécharger seeni application lido Mami Sow di ko xamle.
togg moom daa xeewi parce que ak application ak réseaux sociaux yi foo nekk mën nga ko faa yóbbu moo gën a pratique en plus day dàkkaale koor moo gën togg xub di waxtaan affaire yooyu noonu ak application yi mën ngaa dem fu la neex wax ak ku la neex. yooyu les application lor jaaykatu lido yi ndax seen jaay jaxatul na mu waxee El Hadj Touré di ko dëggal. jarab bi melatul noonu man jaaykatu lido laa mais lido léegi dafa lido portable daal moo gën a bëri parce que li ngay dem di jëndee lido 1000 francs wala 1500 am na yaa ngi yor sa portable da ngay télécharge application lido rek moo tax daal njar mi wàññeeku comme ni meloon daal melatu ko daal. da daan boole ay nit ñuy kaf di reetaan ci benn place waaye téléchargement application lido yi tax na ba nit ñi sooboo tuñ si. Atu Sow leneen lu ñu nemmeeku kon ci weeru koor gi moo di jàkka ak jumaa yi nga xam si dañuy fees ba àgg ci lool. weeru koor bi bu jotee rek dañuy nemmeeku ni jumaa yëpp ay fees fu noddkat bi wootee rek ñëppay daal di daw wuy si ngir rek fekkee julli ji ca Géejawaay Daaru Salaam 2 loolu it lanu fa daal di nemmeeku ba tax na sax imam bu jumaa ji duñu wax ci mbir yi teg si dinu indi la ay jàngale ci weerum koor gi Mamadou Sow. gannaaw nodd bi ay simili lañ ci teg di jàkka Daaru Salaam 2 ci Géejawaay ak li ko wër fees dell ak i jullit bi weeru koor gi tàmbalee ak léegi mu doon lu ñu nemmeeku Ibrahima Sy di imam ci boobee jàkka seetlu bi ni mel la def itam. au commencement bi mu ngay gis jàkk ji di fees dell léegi-léegi rek moo lay waxtaane maanaam gis nga jàkk ji nu mu feesee nii mais balaa 15 jours dootoo gisati kenn nit ñëpp wàññeeku waaw mais ci pas-pas yi la nag ndax pas-pas yi moo dëgërul waaw daanaka ay mariirandoo lañu la waaw lépp lu xew rek dañuy ñëwoon ñoom ñëpp mais bu yàggee ñëpp dem ñu dëgguñu rek ñoo fay des. Imam Sy di ni ñu koy faral di woowee jot na itam wax ñu ci njëriñ naafile ak koor. xam nga waxtu naafile nit ñi xam nga ñu bëri dañuy woor ñoom dañuy yaakaar boo naafile wu rek amoo koor waaw léeg-léeg sax nga dégg ku naan la man démb naafile wu ma moo tax tey wooruma déedéet bañ a naafile du teese nga woor. kilifa gi jot na tamit joxe ay ndénkaane ngir ñu gën a tàggat suñu bopp ci jaamu yàlla. waaw lu ma leen di dégg yàlla du ci weer koor kese lañ koy jaam waaw du ci njëlbeenu weer koor tamit lañ koy jaam yàlla danga koy jaam pour toujours nekk bu weer koor ñëwee ñëpp di sellal di jaamu yàlla déedéet weer koor bi dafa am lu ko tax a ñëw yàlla daf ko indi pour ñu jëlee ci sa ragal yàlla loolu doon jeextal ci ñun comme 1 mois ñoo ngi sellal di pratiquer c'est normal bu demee ba weer bi jeex ñu mun a continuer ci loolu. di ko jaajëfal bu baax a baax Mamadou Sow ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal fukki simili ak juróom-benn. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle. dañu koy daal di tàmbali ca RDC ak Jean-Pierre Bemba mi nga xamante ne day daal di laaj lu toll ak juróom-benn yu teg juróom-ñetti millions euro ci wàllum ndàmpaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo di CPI dem ca Libye ak li nga xamante ni ñoom ñoo di lu toll ak ñeent fukki société yoo xamante ni ca Europe nag lañ bàyyeekoo jamono ji leen nag ñu ngi leen di menacer rek ngir daal di koy tëj jeexalee nag xibaaru bitim réew yi foofu la ca France ak patron wu Facebook nga xamante ne daal dinay dajeek Emmanuel Macron. Rahma Diouf moom moo def mbir mi. Jean-Pierre Bemba gannaaw ba ñu ko tegee loxo ci wàllum crime contre l'humanité ak lu jëm ci crime de guerre ca Centrafrique 2002 jëm 2003 te ñu mujjee woon ko setal ci juin 2018 te jot naa tëdd nag 10 ans ca prison ba gannaaw ba ñu nanguwee nag alalam bi mu amoon Portugal ak Belgique ak ca République démocratique bu Congo ancien vice-président congolais bi moom mi ngi laaj ngir ñu jox ko lu toll ci 68 millions d'euros dommages et intérêts waa Cour pénale internationale CPI mujjee nañu ko nangul la booba demande te ci jeudi bi nag la audience bi di am ci kanamu CPI wàlli bi ñoom menacé nañu ne dinañu daggal bépp activité bu société européen bu am ci seen dëkk décret bi nag jeudi bi lañu ko xamle ci presse bi te liste ba nag yee ñu ca gën a ràññee mooy compagnie française ak allemande te société française bi moo nekk ci bopp ci ñu suspendre entreprise de télécommunication Alcatel ak filiale bu finlandais Nokia. Emmanuel Macron ci vendredi bi jot naa dalal kii di PDG bu Facebook Mark Zuckerberg ci Élysée ngir waxtaan lu jëm ci ñaawteef yi am ci réseaux sociaux bi ndax kii di Mark Zuckerberg woote woon na publiquement pouvoir public bi ngir ñu gën a réguler internet bi ak yoon. France nag bëgg na teg ay législation yu bees ci niveau français ak européen te ñu fàttali leen nag ne bii mooy ñaari yoon boo xamante ne ni Emmanuel Macron mu ngi koy dalal ca Champs-Élysées ci benn at bi. cant ak ngërëm ñeel ko bu baax a baax Rahma Diouf doon faram fàcceel kon xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ci topp gannaaw bàkk bi lay doon. Tout de suite le sport. Now sports.
dañ koy tàmbalee kon xibaaru tàggat yaram yi wax ci wàllum kung fu nag fi mu nekk nii la ñu ngi daal di gën a jëm nag ci kanam fii ci Sénégal waaye nag kii di Demba Bodian mi ngi xam le ni ñoom ñi def nag kung fu gi dañu daal di soxla ñu daal di leen dimbali ndaxte nag ñu daal di mën a jëm kanam ci li ni mel moom nag champion d'Afrique bu kung fu wushu la des moins de 80 kilos maanaam lu tollook juróom-ñetti fukki kilos Demba nag nga xamante ne Bodian moom it doon juróomi yoon champion du Sénégal mu ngi ci micro wu di Saprera. kung fu du ma ne avancé wul parce que avancé na boo gisee fu mu jógee jamono 2009 ba 2019 bu ñu nekk nii avancé na parce que diggante bi championnat yi coupe d'Afrique yi ñu dem bëri na tamit foofu fédération mu ngi ciy taxaw côté bi nga xam ne moom laa ne dafa xaw a yéex mooy lan mooy wàllu jàppale athlètes yi parce que athlète kung fu yi dafa bëri ñëpp ñi mu ñoo tekki ci kung fu bi tamit loolu lu am la mais bu ñu sañoon fédération mu gën ñoo jàppale surtout athlètes yi parce que dañuy dund lu metti ci équipe nationale bi tamit on fait beaucoup de sacrifices comme man mii dama nekk étudiant en plus de ça damay entraîner je suis obligé des fois xam nga ma nekk fa ba yenn heures yi te loolu day jouer sama jàng bi bu ñu ma gënoon jàppale dina nekk loo xam ne dinañu arranger bu baax nga nekk stable dans ta vie doo nekk di xalaat yu bëri loolu tamit bokk na ci préparation athlète parce que plus t'es plus concentré plus tu fais beaucoup de résultats. mu nekkoon kon kàddu yi Demba Bodian nekk juróomi yoon champion ci wàllum kung fu fii nii ci réewum Sénégal ñu wax ci ba tey ci wàllum tàggat yaram waaye bile yoon ci football ak listu équipe nationale bu Sénégal A bi moom léegi mu leer. ñoom nag lañ daal di tànn rek ngir ñu dem nag ci CAN 2019 ba ca Égypte dinañ ko daal di xam ni ki ñaar fukki fan ci weerub mai bi ñu jëm bu nu sukkandikoo rek ci Les Échos Aliou Cissé nag dina daal di xamle liste bi nar a def ñaar fukk ak juróom-ñaari joueur boole ko ak ñeenti réservistes yi Sénégal rek dina daal di amal stage de préparation am foofu la ca Espagne moom nag mu ngi ci pulsé ànd ceeg Algérie Kenya ak Tanzanie. ñu wax ci beneen équipe nationale du Sénégal waaye bile yoon ñaamagul ñaar fukki at. U20 Sénégal nag fi mu nekk nii dañoo daal di war a dem ca coupe du monde jëm ci catégorie foofu la ca Pologne ni ki ñaar fukki fan ak ñett ci weerub mai jàpp fukki fan ak juróom ci weerub juin ba tax na kii di ministre des sports nag tey jile jamono ji sax nag mu ngi nekk di leen recevoir ngir jox leen nag drapeau national foofu la nag ci zone B. ñuy am foofee kon ci xibaaru tàggat yaram ubbi leen pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee kon ak derum nag ñu mën cee ëwee lu bëri. deru nag doon loo xamante ne mën nañu ko daal di jëfandikoo ngir defar ay sac daal ceinture ak it yeneen mu nekk der boo xam ne nag laataa ñu koy jëfandikoo faaw nu weer ko ba mu wow daal di koy nag mën a jaay wala rek ñu jël ko defar ci seen bagage nanu déglu reportage yu Ndeye Mathi Dia. boo demee ko surtout Ghana Nigéria Côte d'Ivoire Sierra Leone waaw ñoo ñëpp dañ koy jënd. ay deru nag la yu ñu weer ci bayal bu yaatu ñu wërale ko ak i bant ñaari néegu ñax dong nekk fa foo xool ñu lal fa ay deru nag ngóor si ñu fi fekk mu sol tubéy ak soulètement bu ñuul taalaloo mooy kiy def liggéey bi yëpp. liggéey bi moom yombul quoi dañ ciy génne xaalis bu bari même terrain bi nii dañuy fay fi ñuy weer séerase bi ñu koy génne tamit dañuy fay foofu lii boo gisee ñu bind ko numéro nii ñi koy liggéey dafa bari parce que boo xoolee fii kenn ku nekk sa numéro la boo taxasee def numéro bi keneen def numéro bi der bi du jaxasoo bu demoon fii ba Ghana wala Mali der bi du jaxasoo. Demba Ndiaye moo ñu expliquer seen liggéey ni muy demee. bu la jox der nga dagal ko ticket jox ko woon nga ne dugal nga nangam dañuy joxe avance boo leen joxee avance léegi bu ñuy liggéey ni ñuy fay ndànk-ndànk da ngay financer benn boucher jox ko ay 10 millions wala 4 millions mais am na ñoo xam ne tamit bi ñuy dugalee ñaari der ñetti der ñu daal di bàyyi loolu mooy difficulté bi. Taalaloo ak Demba Ndiaye di wéyal ba tey di ñu xamal seeni jafe-jafe. yenn saa yi nga jël sa xaalis jox ko client yi ñi di ñëw ñi duñ ñëw loolu lépp si jafe-jafe la boobu gaawul tamit daal parce que ñi ko soxla moo bari dajale bi yombut. bon léeg-léeg taw bi su bëree nag dañuy am jafe-jafe trop parce que naaj bi du tul noonu te am der bu tooy bi bu tawee ci kam mën na ko. der di matière première bu ñuy jëfandikoo ngir defar yu bari ñi koy liggéey di ci daj coono bu rëy ngir askan wi mën ko jot ci anam bi gën. Ndeye Mathi Dieng mu mel ni ñuy yëngu tamit ci aada ak cosaan dañuy soppali doxalin ci weeru koor gi. weeru koor gi nag tax nag ñu daal di soppi seen liggéey ca complexe culturel Léopold Sédar Senghor bu Pikine activité wu suba si nag doxal bu baax noonu wuteeg loolu su guddi jotee foofu la ca complexe ba tax na Papa Ma Jaxate Sarr moo nu fa teewaloon. ci entrée complexe culturel bi nekk ci Pikine gisuñu fi benn acteur bu yëngatu ci wàllu aada ak cosaan lu mooy ay élèves yuy fo.
ci biir bërëb bi néew na ay artistes yu nekk ci bureau yi. Zenix di ab slameuse ak Pape Sène di ab artiste comédien di xamle ne waxtu yañ daan liggéey ak seeni programme dañu koy randal ci weeru koor gi. yàqaluñu dara ñun ay nit lañu ay jaami yàlla lañ tamit heure bi nga xamante ni nit ñi dañ doon préparé wu ñëw répétition léegi day fekk ñuy préparé pour ndog léegi heure bi la ñuy changé rek su fekkee dañu daan répété le soir entre 16h ba 20h léegi dañuy répété entre 11h ba 16h à partir de 16h léegi nit ñi dañuy mën a dem rejoindre seen famille ñi war a dem ndogu ji ñi préparé dem préparé ji man yàqaluma dara de. bon seul changement bi am moom mooy événement yi ñu doon def dañ koy break dañuy def benn break ba weer koor passé ñu door a ñëwaat événement yi mais tere wu ñu liggéey parce que liggéey bi dafa am en amont li nga xamante ne mooy liggéeyu bureau bi loolu weeru koor bi duñ ko arrêté dañuy continuer di liggéey. waaye nag am na ñeneen ñoo xam ne seeni yëngu-yëngu aajoowul ñu koy taxawal donte ñu ngi ci weeru Ramadan. am na ñoo xamante ne ni dinañ arrêté gaa parce que dañuy jàpp ne seen activité méngoowul ak weeru koor gi am na ñoo xamante ne tamit dinañ ko continuer parce que bon xam nañ ne li ñuy def ni du leen teree woor te koor gi du leen teree def loolu tamit. weeru koor doon jamono joo xam ne ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllu aada ak cosaan dañuy faral di buur seeni yëngu-yëngu waaye ñii ñu fekk ci complexe culturel bu Pikine ñoom danoo nas yeneen i pexe maanaam randal seeni activité bu nu ndogoo ba noppi. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax Pape Madiakhaté Sarr ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. gan gi tey Moustapha Sall lay doon. ñu gën ko xam ci turu Salingari nekk turu artiste am mu nekk nag graphiste ak it professeur en art graphique dinañu waxtaan ak ñun jëm ci wàllum graphisme waaye itamit intérêt gi nga xamante ni moom la ci Sénégal daal di am entretien bi nag kii di Pape Madiakhaté Sarr moo ko daal di def. léegi mën nga présenté wu. waaw man maa ngi tudd Moustapha Sall à civil ñu gën ma xam ci Sall Ngari c'est mon nom d'artiste je suis artiste slameur rappeur à la retraite mais graphiste en activité aussi donc graphiste depuis 2011 je suis le graphiste maison de l'association Africulture Urbaine et je suis aussi un professeur en graphisme un formateur. alors graphisme ndax mën nga ñu wax lan mooy graphisme. waaw graphisme ñu koy woowe des fois design graphique wala ñu koy woowe infographie donc c'est le monde de l'image donc li ko tax a jóg moom mooy toujours véhiculer des messages donc moyen la boo xamante ne day permettre nit ki mu mën a véhiculer des messages des informations donc ci ay affiches wala ci ay plaquettes donc mën naa doon aussi loo xamante ne day nu mu tuddati jëmmal entreprise à travers marque am boo xamante ne graphiste yi ñoo koy créer muy logo identité visuelle donc lu yaatu la quoi li ñu wër yëpp ci àdduna bi presque lépp graphisme la amul looy xool fii loo xamante ne amul graphisme di susciter intérêt gu bari gën naa bari sax léegi ndaw yi ci intéressé wu parce que bii par rapport ak projet bi muy naataange aar la donc projet la boo xamante ne en partenariat ak Synapse Center la donc liñ ci jot ci ay inscrits dafa bari trop alors que 25 personnes kese lañ ci war a mën a jël former leen ci donc graphisme bi moom moo jël heure yi gën a ëpp ci formation bi parce que session technique yi yaatu na quoi première année bi jotoon nañoo am plus de 60 inscrits mais ren ci deuxième année bii nii on a eu plus de 100 inscrits donc te ba léegi nii ñoo ngi gis nit ñoo xamante ne dañuy toppaat di ñu laaj ba xam am na wala amul. alors dernière question bi par rapport ak graphisme yow évolution fii ci Sénégal. graphisme existe na depuis les grottes de Lascaux donc hiéroglyphes yi donc c'est ay graphisme la quoi donc bu gars yi bu ñu duggee ci nu mu tuddee ci pyramide yeeg yooyu gis nañ ci voilà graphes yi gars yi dessin yi ñu doon dessin donc graphisme dafa yàgg donc à la main d'abord la mais après li koy yóbbu ci ordinateur yi moo doon faral sax gars yi di woowee ko infographie parce que info bi moom mooy outil informatique bi graphie muy graphisme bi donc infographie c'est le graphisme à l'aide de l'outil informatique donc graphisme bi plus foofu la féetewu parce que si ordinateur moom mooy def finalisation wu job bi am na ñoo xamante ne nag lépp ci ordinateur bi lañ koy liggéey am na ñoo xam ne dañuy yor tablette graphique dessin bi yëpp fa lañ koy defee donc yaatu na quoi. mi ngi noonu kon nekkoon gànnu ko Midi Culture di jaajëfal bu baax a baax Pape Madiakhaté Sarr mi ko dalaloon mu mel ni kon Midi Culture dañ koy jeexale tey ak ay kàddu. ñu ngi koy jeexalee ak kàddu ki nga xamante ne moom moo di Serigne Saliou Mbacké ngir rek delloo ci njukkal kii di Cheikh Béthio Thioune. bu ma jiitoo dama leen di gees rek
mooy séenu taxaw ngeen nii. bu ma leen séenu si di taxaw nag yéen rek. mu seen jël gisuma mu def laaj yéen. bu ma gisuma nit dinaa fu dëgg dajeeg yéen. dama leen jël topp yéen. kon bu rey ma jëlee damay def damay topp ci yéen. waaye bu ngeen defee damay wàññi ko topp ci yéen rek. waaye du tàggoo mu. noonu kon nekkoon kàddu yi Serigne Saliou Mbacké ñuy jéggalu kon ca qualité sonore baak na mu mel di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yi ñu doon suivre ñu ngi leen di jox dig daje lundi incha allah ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax tamit Daouda Gueye mi nekkoon ci xarale gi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production Kader Lo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera lu may looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.